وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إلا لا لا الله لا 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 إله إلا الله faydu bi dana ñëw du fekk benn sëriñ ci benn tariqa ci turuq yi di turuq yoo xam ne mot na maanaam seen usul ñeen fukki tariqa ak benn mooy usulu turuqil awliya doo fekk benn sëriñ boo xam ne dafay jàpp ci loxo taalibam ba àggal ko ci tawhidul xaasi. Certains hommes marquent l'histoire par leur réalisation, d'autres illuminent les cœurs par leur science, leur piété et leur proximité avec Allah. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir la vie et l'œuvre de Cheikh Alassane Dème, une grande figure de la faïda Tijaniyya. Cheikh Alassane Dème naquit en 1920 à Sékoudangué, dans l'actuel département du Podor. Il était fils de Mohamed Samba Moussa et de Fatoumata Kelly. Issu d'une famille pieuse, il fut très tôt confié à son grand-père Ilman Boyil, où il commença l'apprentissage du Nouveau-Coran sous la direction de son oncle Abdul Kelly. Animé d'une soif insatiable de savoir, il se rendit ensuite à Kanel pour étudier auprès du grand érudit Thierno Cheikh Souara. Cheikh doguma la yow kañ nga xam fadilatu Cheikhul Islam Haaj Ibrahima Niass kañ nga ko xam. waaw tabaarikalla macha allah man maa ngi dëkk Fuuta Tooro maa ngi nekkoon ci suma benn sëriñ muy tudd Thierno Seydou Sooraaw ca Kanel borom xam-xam bu jéggi dayru li ma am xam-xam bu tuuti bi ma am ci zahir ci moom laa ko jàngee nekk naa ak moom fukki at ak ñeent ma di ko liggéeyal ci suma doole may futteeku na comme jaam. sëriñ bi bugg ma lool yëkkit ma ci xolam da nga jiital ma ci taalib yoo xam ne ñi am na ay taalib yoo xam ne mun nañu ma jur ci yooyu waxtu waaye ngir di ma déggu ànd ak moom rek da nga ak suma itti tax na mu bugg ma lool da nga te tam mu am nag temps mu ne mu ngi dem màkk mu ne ma wóolu ma kenn ci suma kër gi ci suma njaboot bi ci sumay taalib yi ku mooy Alxasan Dem kon nag dew naa la nga wutuma te suma gannaaw ma nekk foofu ñaari at man ma amee kër gi da nga maare njàngu bi da nga yàlla def am télégramme moom deena. Pendant 14 années, il approfondit les sciences islamiques, à savoir le droit islamique, la littérature arabe, la grammaire, et pas que. Il a aussi appris la rhétorique, la logique, la morphologie et bien d'autres disciplines. Par son sérieux et son dévouement, il gagna l'estime de son maître, qui lui répétait souvent ces paroles. Je cite: j'espère que tu obtiendras la grande vertu al-Fat et l'ancienne cellule du Seigneur al-Wassoul. Ces paroles annonçaient déjà un destin exceptionnel. mel na jikko yu ko welaamoon ci mbooleem majaalaat yi digganteem ak boromam ci teggiin ci teewlu ci jaamu yàlla. Cerno yàlla mooy na ko orma ci mbooleem mbindeef yàlla mooy na ko mu nangu te ñeme lool responsabilité am ci wàllu njabootam mayoon na ko itte ci kowe ci nemmeeku gi mu doon nemmeeku taalibe yi. boo xoolee ijaasaam bi bu temps bi yaatu mu bind da nga xam ne Cerno ku taxawoon la ci lu leer a leer ci daawa bi mu nekkoon uti ci Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu. Après le décès de Thierno Seydou Souara, Cheikh Alassane Dème fut profondément éprouvé. Il se demandait où trouver un maître possédant la même science, la même droiture et la même proximité avec Allah. Cette nuit-là, Allah lui accorda un rêve exceptionnel. Il vit le shérif Mohamed Al-Mokhtar, puis son maître lui apparut vêtu de vert et lui dit, je cite: celui que tu cherches est à l'ouest, va à Kaolack, tu trouveras Cheikh Hadj Ibrahima Niass. Il n'existe personne sur terre qui connaisse Allah mieux que lui.
keroog boobu ma am lu ma naqati lool ndax foogu moo ne kenn mel na nag suma sëriñ boobu ndax dafa ma bëgg te am xam-xam te laab biir ci man lool foogu ma ne ku mel na moom amul ndeke loolu yàlla moom lu mu xam moom rek moo ko xam jaam bi lu mu ko xamal dégg nga lu tuuti la. bi ñu jëlee loolu bi ñu jotee télégramme bi ma yëndoo jooy toog ba guddi bi may bëgg tëdd maanaam may xalaat seet man daal suma sëriñ dem na waaye li ma bëgg amaguma ko. fekk dara nekkoon ci suma xol ak suma bëgg-bëgg ko mooy rek dem ci yàlla rek xam ci yàlla ndax wattu naa maanaam nan munitil muridi di 4 téeméeri waay ñu di ko way ci yoon tisaane bi may nekk guni dégg nga may nag bi ma jànge arab bi mun a xam arab lu mu firi may bëri lool mu daala atu jawahir al mani ak buyatil mustafid moo xam ne saraxan ala munitil muridi dégg nga moo taxoon suma xol yëpp mu ngi ajoon rek ci xam yàlla ma ne man daal li ma bëggoon daal man aw ma ko ci suma sëriñ dem na ndax nekk na fii ci adduna yaa ko mel ni suma sëriñ may nekk ci boobu xalaat ma nelaw ba ma nelawee ma daal di ji sëriñ suma sëriñ mooy sëriñ Mouhamadul Muxtaar mu dindi yaa ngi may laaj dégg nga fi ma xamee sëriñ bi moo tax ma di la tibbal jaaral la fi lu tax li ma fa ma xam sëriñ bi mu jox ma benn tibb mooy dugub suuna ma lekk ko dafay neex mel na sukkar mu delloo jox ma beneen tibb dégg nga ma lekk ko fay neex na sukkar mu jox ma ñetti bi ma njëb ko ma ne man nag wali bu mag bu tul ni di ma jox dugub may lekk rek du ma ñaanal ma wax ne Sarif ñaanal ma mu ne ma loo bëgg ma ne xam yàlla rek laa bëgg mu sigg nag ci suma dugub bi ma ngépp mu di jàng waaye du ma dégg du ma xam lu mu jàng muy tufli ci suma loxo bi ba suma loxo bi weex tal da nga tufli itam moo gunge suma loxo bi ba suma gémmiñ ma yey ko mu daal di ma faddu ci gént gi suma sëriñ ñaw mooy Ceerno Saydu Soraaw ñaw da nga mel na waxambaane bu tuuti mu ngi sol ay mbubbaay bax mel na ni léegi sax maa ngi koy gis nii ndax moom nu ma leeree mu ne ma gis nga Sarif ma ne ko waaw gis naa Sarif mu ne ma Sarif ñaanal la ma ne ko waaw mu ne ma man tam ñaanal naa la waaye génnil fii li nga bëgg a nekk fii ma ne ko ci fan mu ne ma demal ci jant bi fu muy sowee ma ne ko fekk man miin naa ko mun naa ko ma ne ko sëriñ bi man du ma déggee noonu mu ne ma mu ngi ma doon waxal tukulóor mu soppi wax arab mu ne ma izhab ila Kawlax wa ila alhaji Ibrahima Ñas laysa ala zahril ardi man aalamu billahi minhu mu ne ma demal Kawlax demal ci alhaji Ibrahima Ñas amul ci kaw suuf ku xam yàlla ku mel na moom tey. À son réveil, sans même connaître Kaolack ni Cheikh Ibrahim Niass, il lui écrivit une lettre. Avant même leur première rencontre, Baye Niass lui répondit en lui envoyant les litanies à réciter. Ces rencontres marquant un tournant décisif dans la vie de Cheikh Hassan Dème et ouvrit un nouveau chapitre de son cheminement vers la connaissance d'Allah. yëpp dey dafa woyof Cheikh Ibrahim dafa bari kers du ngeen toog mu xool sooy waxee itam ndànk lay wax su fekkee ne sa nopp yi neexul bu baax rek doo dégg lu mu wax loolu dal nañu lu bari ñu toog ak moom mu wax ñu dara waaye boo demee ñi moo wax ne lii nu fekk déggoo ko di nga jóg rek dem ba beneen nga ñëw nga laajal loolu man dal na ma ay yoon yu bari ngir nu mu bëree kersa ak nu mu waxee ndànk ak nu mu amee teggin te jataay bu ne ak képp ku muy waxat. Après avoir rejoint Cheikh Ibrahim Niass, Cheikh Hassan Dème consacra toute sa vie à la diffusion de l'islam et de la fayda tijaaniya. kon wax naa la ne xam na mel na mën na yàlla may na ko doole wilaaya koo xam ne ku fës la xàmmee na góor ñi waaye yàlla may na ko orma tamit xale yi maa leen koy dénk mës a sàllalu benn nit yàlla seet na ku ngeen tudd rek da nga leen mën a siyiti kon loolu nañ ko jël ci moom am orma ci mbooleem nit yàlla yi. Au cours de ses voyages, il anima plus de 200 conférences enseignant la charia,
la tariqa et la haqiqa. Grâce à son savoir, son humilité et son engagement, il guida de nombreuses personnes vers la connaissance d'Allah et la voie soufie. képp ku am xam-xam xam na ne moom waliyul kaamil la wax na ne aya sifatan qad subbihat bismi fa'ili mate jiiti fi lam jiiti hayrata akhiri fa innaki jamun haysu anti su'unahu wa qad jiiti fardan duna shaklin mumasili walaw laaki yabqa alhaqu haqqan wa ma duri walaw laaki yabqa daiman am wasli way yi mu ngi waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay waxat lii soo ko déggee nga xam ne dëgg-dëgg moo nekk ci pays bi nga xam ne ci dëgg-dëgg walan pays bi waxtu bu mu koy wax mu ngi nekk ci loxam ndax wax bi dafa xuut fu mu woyee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sifatan ayaa sifatan xat subiya bismi fay Lors de son passage au Caire, il rencontra également Mohamed Al-Hafiz, fils d'Abdul Latif, qui lui accorda également une ijaza, une autorisation générale couvrant l'ensemble de ses enseignements. Par ses efforts inlassables, ses retraites spirituelles et ses enseignements lumineux, Cheikh Al-Hassane Dème demeure aujourd'hui une figure majeure de la spiritualité ouest-africaine. Allah lui fasse miséricorde, récompense ses maîtres et nous permette de bénéficier de leur héritage spirituel. masala bul xeeb borom masala Cheikh Ibrahima nana képp ku ne askaalay borom xam-xam bu kaalaw mu ne askaala bàyyi mu ne man saxara imamata aalimin faqad kafar kon képp ku xeebal borom xam-xam ne askaala la kaalaw wala asdal wala asnangam bàyyi mu ne du wax ci kéefar mooy yaa ngi wetti xeebal yàlla kon wax naa la ne xam na waaye wax naa la ne met na amoon na doole wilaayatu mooy amoon na man-man kon kaa bi la woon nit la woon ku am orma kon daal ci tënk mbokk yi wa salaatun ala imaamil baraaya mustafa al-xalqi mislahu la yakunu wa salaatun ala